ak les échos waxtaanee ak Cheikh Tidiane Gadio bi nga xam ne seetal nañu ko wecci foofee ca États-Unis la daal di xewee leneen li les échos xëy fësal mooy Khalifa Sall mi nga xam ne dootu rek signé ay documents yu maire yi gannaaw décret révocation bi nga xam ni daat nañu koy rek génnee ba tey ñu desandi les échos kii di Abdoulaye Baldé la ñuy jox kàddu mu ni ma différence avec Macky Sall li nga xamante ni si mooy li kàddu yu juyoo digganteem ak président de la République ba tey ci les échos ñu defaat mise en examen kii di président Lamine Diack mu di beneen jafe-jafe bu rek dal ci kawam ñu tabbi ci laas moom itam waxtaane na blanchiment wu li nga xam ne liberté ou plutôt bu Cheikh Tidiane Gadio kon muy lu am solo ci moom daat nañu rek retiré plainte bi ñu ko defoon foofee ci États-Unis ba tax na ci jamono ji kon Cheikh Tidiane Gadio plutôt daal dinay libre ba tey waxtaane ne lu jëm ci rek compte yu maître Ciré Clédor Ly ba tax na porté ne plainte ñi di waa CBAO ñu def ab gëstu bu yaatu ci wàllu cahier de vacances di conséquences exercées vers le Sénégal tamit loolu waxtaanee nañ ko ci xëtu laas ñoom itam lutte contre le VIH sida professeur Mboup daal di préconiser li nga xam ne mooy légalisation drogue injectable kon ba tey ci fesu li gën a fes ci laas quotidien le quotidien la ñuy tàbbi waxtaani politique mbirum collecte parrainage yi PDS fiche la confusion maanaam ñoom dañuy def xëy na lu leen neex ci wàllu ni mel ndax fiche nu joxe ñoom dañoo soppi couleur yi def ko namu leen neexee annulation arrêté Ousmane Ngom cour suprême daal dinañ koy rek saisir ci jamono joo xamante ni si ñi ngi waxtaane tey ba tey ci xët bu njëkk le quotidien lii di responsabilité sociale entreprise yi Dangote Ciment relation avec ñi nga xam ne ñoo bokku voisinage am ñoom la dëkkal année universitaire apaisée loolee mooy mbébétu kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllu enseignement supérieur ci xët bu njëkk bu le quotidien la ko daal di xamle ñu tàbbi ci soleil waxtaane li nga xam ne mooy appui France ak Pays-Bas 32,7 milliards de francs CFA ngir rek mën a dépolluer lii di baie de Hann ba tey waxtaane nañ ci xëtu le soleil mbirum histoire ak des vies ca tubaab jalaaw loolee feuille d'hivernage la Mao Diouf cellule communication Benno opposition bi dafa faible ci wàllu proposition defuñu fi wala waxuñu fi lenn loo xam ne rek dal na xel wala évaluation politique et des institutions Sénégal nekk deuxième ci wàllu Afrique subsaharienne ñu wutali Touba ñu waxtaane li nga xam ne mooy naka démb màggalu Serigne Abdou Khadre Mbacké Balaye sa Touba invite en retour au fondement de l'islam maanaam ñu dellu ci diine gi ñu tàbbi ci l'observateur moom xëy daal di jox kàddu gu imam Ndaw muy rek nettali na mu nekk woon ca kaso ba nettali itam dund gi yees gi mu am ci jamono ji diggante daara yi ak champs yi maanaam tool yi ci wàllu ni mel démarche bi nga xam ne état bi jël na ko ngir combattre lii di terrorisme du li gën dafa jàpp ni su koy defee xëy na baaxul waxtaane ba tey xëttu l'observateur capitalisation assurée Aliou Sarr daat ne jël li nga xam ne mooy Fonds d'Air Sénégal ñu waxtaane li nga xam ne moo jëm ci wàllu montagne yi am ca Fongolimbi fekki fa ñii di population ma jalonke bi wàllum guerre rite ak mariage loolu yëpp journal bi di l'observateur xëy di ko rek feesal ba tey ci journal bi la ci desandi waxtaane gaynde yi nga xam ne mooy yu góor ñi ña nga ca tournoi qualificatif éliminatoire Chine 2019 bu ñu amee ndam rek danañu dem ca mondial ba tey jëlee lay doon seen diggante ak Mali 14h la ñu ko jàpp ba tey drame ci l'observateur ca kër Assane confidence ku ñu jàpp ni moo rey lii di papaam naka rek la daggate sama papa ak benn machette ñu tabbi ci enquête yéenekaay moo ni la tyrannie des chefs waxtaane li nga xam ne mooy gouvernance su parti politique yi ba tey waxtaane li nga xam ne mooy mise en examen bu kii di président Lamine Diack ab responsable bu jigéen bu APR dafa rek sàcc ay carte d'identité foofee ci Mbour la daal di xewee ci jamono joo xam ne gaynde Sénégal yi ñoom am nañu ndam ci kaw Rwanda 94-89 enquête yéenekaay moo ñuy xamal
yooyee xibaar Sud Quotidien di waxtaane Sénat mise en demeure maintien de Doudou Ndir à la tête de la commission électorale suspicion dans le contrôle et le suivi des scrutins présidentiels moo xamel ne seen xel dalu ci wàllu ni mel loolee la xëy waxtaane paralysie du système de santé le 18 19 le 26 ak le 27 septembre kon ànd gësëm ci grève nationale daal di jëm bu ñu ko rek artuwul ci wàllu ni mel apéris ñu arrêté ko foofee ci Mbour xibaar yi tam nekkat ci Sud Quotidien ci wàllu parrainage dafa sàcc ay carte d'identité ci jamono joo xam ne waa gaynde yu Sénégal yu basket yi benn ndam képp bu nu ko amee dañuy dem foofee ci Chine atum 2019 ba tey ñu wéyal ci wàllu xibaar yi unuy xëyee wàllu parrainage le jeu de dupe loole kii di Vox Populi moo ni xamle kii di rek docteur Atta Badji analyste politique waxtaane lan mooy rek njariñu parrainage ci dëkk bi ci jamono ji mu ni reste douteuse kenn xamul kon lan mooy njariñ ji ba tey waxtaane nañ seen wàllu cahier vacances Vox Populi instrument de musique traditionnelle d'origine guinéenne ñu xool lan la doon ci biir yéenekaay bi atteint de cancer il s'invente avec un couteau loolee le suicide ci plan jaxaay la am ñetti nit yu faatu ñeenti yu blessé ci rek rutu Diouroup ab accident la fay waxtaanee ñu tabbi ci source a ça ne me surprend pas car le Forum civil a perdu son ADN de contre-pouvoir depuis 2011 ki xamle lu ni mel mooy Boubacar Ba ex-DG OFEBAC di tout maanaam waxtaane na lépp ci wàllu ni mel waaye léeg-léeg ki ko xamle di maître Adama Gueye ancien coordonnateur bu Forum civil mu di rek commenté jafe-jafe yi mu ni ne mekku nañu ko ci jamono ji ci biir Forum civil bi Saër Seck président Diambara di nettali li nga xam ne match Madagascar Sénégal la woon ci wàllu ni mel ñu ni dañoo ñibbisi ak ay rëccu ñu ñàkk fa ñaari poñ ba tey source a jox kaddu gi Moussa Gningue sorcier de Fass mu ni ce qu'il faut pour remporter la CAN 2019 maanaam li ñu war a def ngir mën a jël CAN 2019 ci wàllu mystique li ma def ak OM ak Georges Weah mi ngi koy nettali ci journal bi di source a Libération ñu yëri la ñu xëy fësal piste rural hydraulique électrification équipement loolee di waxtaane wàllu mel mu ni les bons points du PUDC en chiffre li ci PUDC daal di def Abi Ndiaye bu APR Mbour dana ko jàpp ne doon sàcc ay carte d'identité ci jamono joo xamante ni si ñu ngi waajal parrainage mu ni 4 ans fermé 1 million d'euros d'amende pour Mamadou Ba benn Sénégal bu ñu rek jugé ci wàllu trafic de migrants foofee ca Palerme ñu waxtaanee ba tey wàllu Dakar Time ni exclusif Hadjibou Soumaré échappe à la CREI maanaam dafa rëcc ci wàllu CREI Dakar Time moo ni xamle ñu jeexale ëttu yéenekaay yi Dakar Direct Info plutôt waxtaanee wàllum jaay sa bopp ñi nga xam ne dañoo retraité mu ni la rançon de la déchéance mu ni tam bonne affaire des mécaniciens ci jamono joo xam ne yoon yi baaxul oto yi dañuy rek tombé en panne ci jamonoy nawet loolu gënoon fees ci ëttu yéenekaay li ñu xëy daal di fësal ma fàttali leen yéen di gënoon fees ci xibaar yi bokk na ca Cheikh Tidiane Gadio mi nga xam ne teggi nañu tuuma yéen ko tegoon daal di retiré plainte ba foofii ci États-Unis la daal di xewee ci jamono joo xam ne kii di Lamine Diack moom tuuma laat nañu ko